waaye yoon doomu Serigne Moustapha Sy capitaine lan mooy liggéeyam sax moom lu muy liggéey ak moom fan la jànge ak moom lan la yaakaar boo mu ne bàyyam naa ko jox ndigal moom mu réglé réew mi seen wax ji dafa doy. élection 2024 bi passé nii yéen jël avant-dernier parce que 5 candidats nga jëm 3e pire moo jël avant-dernier ngeen ñëw élection législative ngeen tëkku Ousmane Sonko encore ñu ne Sonko ñu ngeen koy xaar législative Serigne Moustapha moo toog di wax ñëpp gis ko mu tëkku Sonko nga àndal Sonko nga am 6 députés nga bàyyi Sonko nga am benn député ngay continuer di attaquer Sonko talu leen talul pire Sonko réew mi la tal seen nappaate yi jamono maam la du tey seen nappaate yi jamono maam loon dox mais instant du dox instant ñi ñëpp benn leen ñoo bokk lu ñu añee ñoo bokk fu ñu nelawee ñoo bokk fu ñu yé bëgg a laaj man li ma ko bëgg a laaj mooy démb sëñ Moustapha bi mu bâché taalibe yëpp toog muy war ne Ousmane Sonko nawloo ko respecté ko faale ko di influencer ay taalibeem ci que yéen ki ngeen bëgg man faale ma mais Diomaye mu ngi ci li mu war a ne waa léegi tey bu nit taalee panel leeral dina am benn taalibe bu gàtt dégg-dégg la mu toppoon sëñ ba xëy na boo waxee noo waa wax ñi wax yeneen wax dina ne dina am xel ñaar parce que daaw bi fi loolu amee benn taalibeem bu tudd Omar dafay yéeg ne sama sëriñ la li mu def ànduma ci élection yi duma ko mës a voteel taalibe yëpp am fi di yéeg ba gis nga élection yi li mu joxe donc tey c'est bien boobu sëriñ bi toogee formaté ay taalibeem aussi opinion bi it ñoom itam toog teg seen cas ñu settantal xel yi ku ne indi sa xalaat. xam nga ñoom seen wax. xaaral ak taxawal boole waaleel bu Zak bi après nga tontu waale ko Zak ñëwal. non. Zak ñëwal. salaamaaleykum. waaw Zak na ma may ma tontu ko ba noppi buñ soog a ñëw. Zak nee na nga may ko. yow mën bicc ak fooy pour noter point yi quoi. xam nga moom nii dafa wax ñaari wax yu am solo daf maa delloo ci waxu Serigne Moustapha Dia ak doom ji ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk ci sa biir wax nga ñaari wax nga benn wax bu rëcc ci sa wax boo xam ne daf laa feeñal. Serigne Moustapha ci biir waxam bi muy wax boo seetloo am na benn jamono mi ngi wax ak ñenn ci mbooloo mi ñoo xam ne ñu ngi koy xoolu li nga wax waroo koo wax wala ànduñoo yow ci li ngay def ba mu leen di tontu est-ce que déglu ngeen ko dem leen ngeen dégluwaat ko. voilà am na ci mbooloo bi ci mag ñi ko wër ñoo xam ne ñu ngi koy xoolut ànduñoo yow ci li nga wax waroo koo wax ba ma nga leen di tontu di leen gaaruwaale naan kañ mënta ñàkk am na loo xam ne loolu ñooñu sax lay tontu moo tax mu ne am na lu mënta ñàkk ndax nit bu leen nee léegi lii il faut nga wane sa bopp yi ñooñu lay tontu kon loolu daf leen di war a xamal yéen ne moom foofu muy toog bu fa élection amul Ousmane Sonko koy gagné loolu man xam naa ko loolu mooy benn ci sëñ Moustapha doom ji ba mu jëlee kàddu wax daal di ne taalibe yi am ngeen sens bàyyi woon naa leen lu tax mu ne leen a bàyyi doom ji lu tax muy tëkku taalibe yi ne bàyyi woon naa leen. parce que dañoo bëgg a Sonko. voilà parce que ñoom moom li muy wax taalibe moom gis nga loolu moo am jaasi boo woote woon benn jaasi du génn bu jaasi bu jëm ci patriote yi kenn du génn jaasi dañ koy jël dóor ko moom foofa ñun ñoo fa am majorité man maa leen koy wax man Akhenaton Diallo Mousse maa leen di wax ne tànt boobu ñun ñoo fa am majorité. moo tax ñu di ko tontu. di ngeen déglu. looloo tax ñu di ko tontu am fa majorité moo tax ñu di ko tontu. non mais xam nga yow lay tontu yow majorité nga soxla bu élection amee nga gañe lay tontu pour lan. tontu réewum wax moom tontoo koy faj réewum wax tontoo koy faj ak may ñu jàmm rek. moom mag mi bi mu waxee am na ay mag yu ko xeelu. mu leen ne leen kañ mënta ñàkk il faut que mooy ñooñu ànduñu moom. léegi ñooñu xeelu mënuñoo wax. jot naa information bu tàng jër ci paa bi. baal ba ak ñu teg ko ci micro ñooñu xeelu. lu xew ban information. kon wàcc baal ba mu dem rek baal ba grand bi dem rek. loolu kaa la loolu yaa gume. léegi nañu may Zak mu ñëw. après Zak ñëwal ñu ngi jégal de Zak di am na fi 1 heure de temps ñu ngi lay ziar. non c'est pas grave waaye soxna si nuyu naa la ñu nekk ci panel bi ak ñu nekk ci suuf yëpp ñu ñuy déglu ziar naa leen. seen débat bi am na solo merci beaucoup merci. voilà man je pense que su ñuy def analyse ci situation bi man je pense que c'est une analyse purement politique mooy pa bi il a un parti politique. et parti politique bi suñu xoolee dans le passé en 2024 il avait même fait une sortie aux élections législatives
nee na Sonko day ñëw Tivaouane di ko ignorer loolu la wax te dans son discours il a même dit que si Sonko suy dund ba tey moom am na ci wàll voilà parce que nee na jotoon na ay information yuy wane ni dañ ko bëggoon a sa liquider c'était les propos qu'il avait tenus donc de ce fait moom nee na Sonko da koy ignorer en quelque sorte boobu c'était en 2024 léegi nii si discours am bi il disait que voilà Sonko avait souhaité de le rencontrer et lui il a refusé sauf que maintenant pa bi il est man suma jàngat personnel il est dans une dynamique de ralliement d'un parti qui est créé et qui se reconstitue parti boo xamante ne ñu ngi koy jéem a yaatal donc moom ci mouvance boobu la nekk te tubaab yi ñu ne l'ennemi de ton ami mais mënul nekk sa xarit c'est-à-dire sa xaritu noonu mënul nekk sa xarit c'est purement mathématique mënoo am nekk tey nga bëgg a dugg ci mouvance Kiraay ba pare nga nga war a ànd ak Sonko c'est impossible il peut pas donc foog mu wone boppam foog mu dévoiler visage et il pouvait le faire de façon en douceur sans pour autant nit ñi yëg ko mais comme c'est un politicien aussi il faut qu'il le met sur la place publique wone position moom à ce jour. salaamaaleykum mbokk yi maa leen di siyaare bu baax te di leen ñaanal jàmm dañuy bañ nag tontu ñu bëgg ñoo dëkkale fa ñu dëkkul naan da ngeen a nangam déedéet kilifa gi daa wax ci kàttanu suñu borom teg ci taabal bi am nañ lu ci kàttanu yàlla danañ teg ci taabal ji incha allah rabbi Ousmane santal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ndax kat ku bàyyiwul ay mbokkam di tiire ay bal ci mbokkam bu tiiree bal ci yow santal yàlla suñu borom guddi gi nga xam ne mooy guddi yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam taalibe yëpp dëgmal leen dem ñu war a waxtaane guddi googu mu saf sàpp ak yonent bi kenn wërta bokk yonent bi lañ fa war a waxtaane ñu seppi la fa yow benn politicien di la waxtaane loolu ba tey sant yàlla la cër bu la yàlla suñu borom defal la ci guddi yonent bi ab cër la yàgg nañ laa tëkku nañ la fii ne la ñu ngi lay xaar bi élection yi ñëwee da nga koo raafale dem nañ ay élection ànd ak yow am 11 député ñu bàyyi la dem ànd ak keneen am benn député ba tey loolu sant yàlla la suñu borom kawel na la dañ koo déggaat mu ne Ousmane bëggoon na ñëw këram moo ne ko bul fa ñëw loolu Ousmane bu fa ñëwee ak bu fa ñëwul lan la koy yokk wala lan la koy wàññi Ousmane dem na ci kër kilifa diina yu mag yëpp ñu dalal ko tatagal ko ñaanal ko yëkkati ay kaamil jox ko loolu doy na sëkk doy na ma ne Ousmane loolu doy na sëkk fa nga ko jàppoon baax na ndax kilifa yu mag yëpp dem nga fa ñu ñaanal la yëkkati ay kaamil jox la conseil la ndax xam nañ li xam ci réew mi ku bëgg a dem ci beneen parti demal waaye taalibe yi dafa am ñoo xam ne ci biir taalibe yi moo tax lépp lu ngeen wax yéen kilifa yi da leen ko sóoraal ci biir taalibe yi daa am ñu bokk Pastef am ñu bokk faneen bu ngeen di wax da leen sóoraale taalibe yi te kilifa gu yaakaar ne da ngay topp benn parti say taalibe dem topp la juum ngeen de duñ ko def tey duñ ko def suba ay kilifa ngeen mais espace public bi Ousmane lañ ci àndal ma ne wax leen lu leen neex nag mais Ousmane la ñu àndal te Ousmane santal yàlla suñu borom bu baax santal suñu borom ndax yow doo tudd kenn doo gaarwaale kenn tant buñ toog yow lañ fay tooga di la gaarwaale loolu daraja ju la yàlla suñu borom defal la ñun taaliba yi encore une fois nañu dëgmal suñu borom jaamu yàlla ndax àdduna bii dafa jaxasoo te kenn mënulul kenn dara yàlla suñu borom mooy borom jaam ñi moom rek la ñuy jaamu nañ leen dëgmal suñu borom sama gaay lii daal moo ciy samay wax yàlla na réew mi am jàmm Ousmane bul tontu provocation yaa takk caq bi ku la tooñ baal ko bul tooñ kenn ñi ànd ak yow gunge la ci kàttana suñu borom ñu waajal élection yi lu waay man def bu ngeen doon yàlla Ousmane du gagné te Ousmane mi ngi gagné chaque jour yàlla na réew mi am jàmm. moom ci dynamique boobu la nekk actuellement il va rallier la mouvance présidentielle et donc de là foog mu dénigrer foog mu wone position publiquement si taalibe omi ci militant omi ak ñeneen ñu ko topp wone position actuellement et puis voilà donc ci dynamique boobu la nekk et il le montre sur la toile wone ko ci place publique bi ni moom tey voilà il n'est pas avec Sonko donc voilà donc man pour gàttal daal loolu laa ci résumé daal donc c'est purement politique et képp kuy yëngu ci wàllu diine normalement war nga teg politique de côté parce que quand tu es guide religieux un guide religieux
mun nga am ay talibé issus de l'APR nga am ay talibé issus du PDS am ay talibé yoo xamante ne ils vont être issus du parti Kiraay am ay talibé yoo xamante ne ils vont être issus du parti Pastef. Donc tu es talibé de tout le monde parce que quand tu vas prendre des positions tu peux offenser certains de tes disciples yoo xamante ne ñu ngi ci beneen parti. moo tax la politique et la religion normalement c'est deux chemins opposés lañu war mënuñu nekk parce que la politique ça doit être vraiment dissocié de la religion voilà fa lay daanelee merci beaucoup. merci beaucoup kii rafetlu bu baax. yow Sénégal yow doo nit léegi kan moo wàccee Soumaré yéen Soumaré am na fi 45 minutes ngeen wàcce. nekk sama place ma wàcc. am na ma bëgg a laaj ci après ak yeggale. waaw mayal Soumaré sama place ma wàcc. non Soumaré kay dañ koo wàcce te pourtant am na fi 45 minutes. waa jox ko sama place. léegi man dafa am lu ma bëgg a laaj sag mii nii sag la tudd xaw ma daa am lu ma la bëgg a laaj lan moo tax maanaam. benn laaj la rek après nekkul damay kii yooyu bu ma la gisee si live APR yi da ngay attaquer Sonko boo nekkee si live patriote yi di défendre Sonko man loolu jaaxal na ma trop. Sénégal bëggal jàmm ay way Sénégal bëggal jàmm. Sénégal très bonne question très bonne question te dinaa la ci tontu man c'est pas que su ma nekkee ci live APR ak Kenaton mi nekk ci kaw. On s'était retrouvés sur live on discutait c'était au moment yu ñu am tiraillement loolu c'était pas encore flagrant le tiraillement entre Sonko et Diomaye c'était pas aussi flagrant que ça mais il y avait des tiraillements souterrains en douceur qui s'est pas encore mis sur la place publique instant yooyu laa jëloon position ma ne ko man Kenaton il est là wax naa ko ma ne ko la situation Sénégal fu ñu toll nii parce que nous on nous a vendu comme que Sonko mooy Diomaye ñoom ñaari on a en quelque sorte un bicéphalisme à la tête de l'État kii nekk président kii nekk premier ministre de telle sorte que ku nekk am nga wàll ci wàllu gouvernance dëkk bi mais avec le temps on voit un tout petit peu le contraire de ce qu'on croyait man je suis pas politique mais j'ai porté ma voix donc derrière quand un sujet politique se met sur la table je me dois de me donner mon avis en tant que citoyen donc dans l'analyse de la situation moo ko gisee ma ne da ngay bàyyi ma tontu la xaar waxuma la sa xalaat sa question bi lool ma lançaat la question bi dafa ne xam nga yow Ousmane Sonko moo joxoon Diomaye temps boobu Pastef ci biir Pastef la am ñu ci àndut loolu benn werante la mais daf la ne boo nekkee waa APR da ngay attaquer Ousmane Sonko te boo ñëwee ci patriote yi ànd ak bëgg a tagg Ousmane Sonko loolooy question bi tontu ci loolu moo gën wiri bi. non loolu man j'ai pas attaqué loolu laa koy wax. patriote yi nañu focus bu ñu répondre ci benn provocation ak fu mu mënti jógee buñ ko lijjanti nañu focus ci Seydina Ousmane Sonko dëgmal ci li nekk suñ kanam fas yéene jël réew mi jox Seydina Ousmane Sonko mu soppi ko ba faw incha allah. Seydina Ousmane Sonko nag sa jaan wàcc na ndax li nekkoon ci xelu patriote yëpp ak di jeexal ci xelu askan bi leer na nañ li ñëpp bëggoon Sénégal yëpp bëgg ko sàkku nga ko ñu bañal la ko comme ni nga koy defee di dem ci kër kilifa diine yëpp en tant que deuxième personnalité de l'État président de l'Assemblée nationale sàkku nga ko pour dem ci kër kilifa gi moom kilifa gi ci boppam moo la bañal loolu Sénégal yëpp xam nañ ko loolu la yaakaar naa leer na nañ kon sa jaan wàcc na nit ñi fi mu nii dëgg yàlla mun nañ jàll ci leneen kon incha allah dañu dëgmal ci Seydina Ousmane Sonko waajal élection yi buñ fi teg jël ko jox ko soppi réew mi ba faw na réew mi faw ñu soppi ko